ñëwul fii lépp looy jaay dina jar place ba mu roqe gars yi nañ la seet si Assane yaa ngi mu saf. waaw mi ngi noonu émerger franchement di ko ziar déjà comme nuyu woon nañ ko sànq ñu nuyuwaat ko rek. di ko béggee di ko kontaanee di kontaan lool ci wuy si bi mu wuy su tey ci émission bi di 17h bilan Covid. man fi may ñëwee mooy tey gis nañu juste dem nekkoon ci biir fi nga xam ne mooy benn ci administration bi je peux dire de manière générale. ci biir administration bi su ma waxee mooy ci wàllum justice bi. ñu dem ba gis ni de manière générale am na benn loo xam ne gis na ko mu doxul. mu génn bi mu génnee ñu toog un temps ñu gis ni li xew ci jamonoy ki nga xam ne mooy Souleymane Téliko li fa xewoon ba ñu yóbbu ko ci affaire ki nga xam ne mooy Khalifa Sall niñ ko procédure bi nga xam ne amoon na ci ba tey fi mu toll ñu gis ni ça veut dire que kon est-ce que du juge dem am na dëgg seen kaw est-ce que quelque part juge dem du làqatu quelque part nit ñi kat li ma leen doon wax sénégalais tey ñu ngi ciy teg seen bët parce que après ça des mois wala quelque temps après gis nañu loolu am muy benn question bu mooy posé ñaareel bi mooy gis nañu tey am na ay terrain yu fi amoon man genre def naa ci sama investigation personnelle mooy terrain yoo xam ne comme li ngay wax ça coûte des terrains qui coûtent à 20 millions qui sont dans des quartiers yu bari fii à Thiès yoo xam ne c'est des terrains huppés ñu jël ko réaffecté waat ko ay nit ba ci ay nit ñoo xam ne aussi ay journalistes ñu ngi ci ay personnes yoo xam ne ci politique bi lañu ñoo xam ne dañuy dem di gisanteeg ñi nga xam ne ci direction yenn yi ñu leen di jox loolu aussi ban gis-gis la ci juge dem am ci réaffectation yooyu nga xam ni moo ci am aussi. waaw ma commencé ci sa deuxième question bi nga xamante ni ci logique boobu la ñu nekkoon. parce que xam nga sànq balaa ñoo ñëw ci publicité bi maa ngi wax réaction jeune boobu bi ma nee woon grand léegi kan mooy suñu recours. waaw xam nga loolu su ñëwee ba am ci réew man bi ma ko waxee man mënuma ko tontu. parce que mënuma ko ne recours yi fi am lan la moom mooy. dara am mu bañ a yegg justice nga def benn recours gracieux mooy nga saisir administration pour ñu teg mbir mi ci yoon fekk yow sax porté woo plainte da nga ñëw rek dara am nga ñëw nga bind préfet parce que ñoom ñooy les garants de la légalité administration territoriale ñoom intérêt général moo leen fi tax a toog ñun suñu intérêt ñun ñëpp ñun ñoo leen di fay ñun suñuy koppar ci lañ leen di fay chaque weer ñoom lu ñu fi waree toog rek mooy l'intérêt général parce que état dafa war a défendre ñoom ñooy représentant état bi fii au niveau local muy gouverneur préfet sous-préfet ñoom ñooy xool lépp lu jaarul ci yoon ñu teg ko ci yoon su fekkee conflit amagul su amee conflit nag ñu ne léegi lii cërub yoon la waaw yoon tamit dañ fee taxaw pour appliquer la loi moo wax lii moo wax nit ki moomeelam droit de propriété dafa am solo yow da nga am suuf soo xamante ni da nga ko moom da nga ko jënd wala dañ la ko attribuer wala da nga ko hérité wala leneen ak leneen en tout cas yaa ko moom nit ñëw jël ko jaay la doole parce que ñi jël suuf si nii def désaffectation doole la ñu jaay parce que jaaraluñu ko ci yoon maintenant su loolu amee nit ki fu muy joytu mooy mu dem ci yoon porter plainte ne man de dañ maa jaay doole mais fii dëkk yoon la parce que Sénégal ñun bi ñu xamoon fi ñu juddoo yaroo fi màggee fi état de droit la moom mooy nit ki loo ñàkk doole loo ñàkk alal borom doole borom daraja borom alal borom pouvoir mënul ñëw dal sa kaw jël sa alal parce que loolu suñ koy def loi de la jungle lay nekk ku ëpp doole nit rek jël alalam léegi nag dafa am ñoo xamante ni seen cër mooy ñu rétablir ñuy appliquer la loi des hommes de loi te su may wax justice damay commencer ci suuf mooy ci police ci gendarmerie mbirub suuf si descos ak ci procureur ak ci juge yi àtte ñëpp mais population yi amul fu ñu ci deful recours descos sax parce que police ak gendarmerie sax pratiquement ils ne sont pas concernés parce que mbir yi su ñëwee rek mbiru désaffectation dañu naan descos te descos tamit daf ci wane benn liggéey bu doy waar descos ñoom service la boo xamante ni dañ ko teg fii gendarmerie ñu spécialisé leen ci territoire bi mooy occupation des sols lépp na jaar yoon waaw mais ñoom ñoo waroon kii la garantir légalité
su fekkee ñoom ñooy ñëw fekk ay population am ay këyit yu leer moom seen espace vert aménagé ko ñoom ñu ñëw di toj ñuy dagg ay garab nga xamante ni yow ki la waroon a wàllu ki nga waroon a xam ni suñ lay jaay doole ci moom ngay dem moom mu bokk ci say agresseur mu bokk ci nit ñi nga xamante ni ñoom ñooy nangu sa alal loolu suñu yeggee foofu doy na waar beneen bi moom mooy tribunal fi mbaxane doone benn parce que dañuy naan fu suñu demee ba jaaxle dañuy dem fi mbaxane doone benn mais su fekkee ci fu mbaxane doone benn ngay dem tamit ñu dummóoyu la ñu dummóoyu la te man du ma waxantu parce que ñooñu dañ leen di cofal procureur saisiroon nañ ko procureur bi fi nekk ak bi fi nekk parce que ordre public xam nga procureur dafay gérer ordre public moom mooy lii de parce que li amoon fii ci espace vert Mbour 3 bi mu am ci SAPCO mu am ci feneen ak feneen ay nit ñoo xamante ni dañuy moom am seen moomeel tout un quartier ay milliers de personnes kenn ñëw nar ko jël xam nga loolu day créer trouble indi ay nervi indi ay borom doole indi ay ñooñu ñëw taxaw di bëgg dal ci kaw population bi yenn jeunes yi mën nañu jàppee ni non ñun duñu ñëw di nangu suñu alal di ñu jaay doole luy xew ay affrontement nit ñi di régler seen bopp parce que yoon su réglé wul nit ñi régler seen bopp te loolu vraiment jarul ñaan ci réew mi parce que loolu leneen la fi indi donc loolu la ñuy déplorer looloo tax jeune boobu lu mu waxoon man mënuma ko tontu parce que mënuma ko ne déedéet suñu recours mooy kii fii la ñuy jooytoo ñun lu ñu metti nañu dem jooytoo ko tel buntu yëpp tëju ci administration ci justice su tëjoo nag lu ci des kenn xamul te li nga wax li sànq li nga wax li Moustapha dafa am solo et même ci presse bi waaw parce que presse bi ñun par exemple man gis nga li am fii scandale bi presse bi ñoo ci waroon wax man ñun suñu wootee conférence de presse gis nañu Sud FM day ñëw Babacar Ndaw man Zik FM laa nekk nii mais man waa Zik FM sax du ma leen gis wax dëgg yàlla danañ gis Sud FM danañu gis yeneen sites yi ay Thiès FM ay Thiès Info yooyu mais à part loolu rajo yu mag yi fi nekk ay Zik FM duñ ko gis RFM duñ ko gis Walfadjri ñoom beneen cadre la ñoom parce que conférence de presse nee nañu am na benn protocole bu ñu war a seet donc mu ngi noonu journaliste yi tamit tuuti cadre Zik FM bi pour ndax yaa ngi biir Zik FM waaw est-ce que def nga signe waa Zik FM waaw non chaque fois ñun dañuy invité ñëpp du c'est pas parce que ma fii laa nekk tamit may bañ a wax loo xamante ni man loolu laa jàpp man moom mooy dëgg peut-être que am na ñoo xamante ni nee nañu dañuy invité toute la presse man ba tey nii wax dëgg yàlla nekkuma parce que fépp fii am problème suuf dañ ma fa woo man jàpp naa ni le minimum bi may war a def en tant qu'acteur politique suñu ñëwee nit ñi fi ñu leen di jaayee doole wala fi ñu leen di atta ñàqal suñ ma woowee man ma taxaw lu ma ci mën a wax ma wax mais peut-être que gars yi am na loo xamante ni war nañ ko def mais nit ñi journaliste aussi parfois ñoo war a def liggéey boobu yéen fii nii seen émission bi Zik FM lañ nekk toujours gis nañ liggéey bi ngeen ciy def liggéey bu am solo ngeen jël ko approprier ko xam ni lii problème social la da ngeen cee war a addu wax ci yéen a ngi ciy wax waaw même ñoo ngi ciy wax ba ay plainte ak yooyu waaw ak ay menaces yu dul jeex waaw léegi nit ki moom su nekkee ci dëgg bu mu ragal yooyu ay plainte ak yooyu parce que dëgg moom mooy mujj te képp koo xamante ni mu ngi investir ci dëgg yaa ngi def sa wareef parce que réew soo fa nekkee gis yàqu-yàqu waxoo ci defoo ci je pense que ci ñiy yàq nga bokk waaw loolu la léegi nag question bi xam nga question bi dafa am lien ak question justice bi nga posé man duma ne nii dama am raison parce que loolu gënalu ma woon man Moustapha su ma sañoon bi nga xamante ni dénoncé naa pour la première fois bi ma nekkee ci biir magistrature nekk membre conseil supérieur magistrature bi may njëkk a démissionné maa ngi continuer woon di nekk magistrat parce que bi may démissionné conseil supérieur magistrat toog naa 15 mois après ma nekk magistrat parce que conseil supérieur magistrature ëttu fu ñuy décider carrière magistrat yeeg yooyu la bi ma ci
bi ma ci démissionné en février 2016 maa ngi continuer nekk magistrat mais li ma espéré woon moom mooy loolu mu am jeexital peut-être que man sama échec la. suñu échec la ñun ñëpp. parce que man li ma bëggoon moom mooy loolu mu créer nit ñi gën a approprié wu exécutif parce que boobu président de la république laa bind lettre nekku ni justice nii doxee c'est en février 2016 ni muy doxee nii day wax dëgg yàlla te nga xamante ni ci ni ñuy affecté magistrat yi sa man magistrat yi dañ ma tànn pour ma toogal leen foofu dafa am lien entre ni ñuy affecté magistrat yi ak manque indépendance justice parce que seen yenn poste yi yoo xamante ni poste décision yi dañuy ñëw jël teg fa seeni nit ñoo xamante ni lu ñu leen wax ñu def ma ne tant que mu ngi demee nii de justice dana nërmelu te justice su nërmeloo état de droit ak réew mi yëpp moom mooy nërmelu loolu di continuer ba mois de mars 2018 1 an 3 mois ma mujj démissionné te bi ma démissionné tamit lu constat bi ma def moom mooy mbir yi tanewul su gënul aggravé wu tanewul donc loolu sama échec la man nii parce que jàpp naa ni démissionné naa waane njëriñul dara échec gu Sénégal yëpp la parce que justice place bi mu am ci jàmm paix sociale jàmm justice mooy indi jàmm parce que comme ni ma la wax ni nit ki dañ koy jaay doole mu ñëw mu dem fi ma xam ne doone benn ñu jox ko ñu garantir ko ses droits say àq ak say yelleef suñ ko salfaañee yow da ngay dem ci yoon su loolu amatul fekk justice borom alal wala borom daraja wala borom nguur rek moo fay am kaddu loolu dañoo nekk en danger ñun ñëpp donc loolu ñun nañ ci continuer il n'est pas trop tard parce que xam nga sénégalais yi dañoo am nit ñu bëri dañu naan sénégalais yi c'est un peuple nit ñi dañoo nooy dañoo bàyyeeku duñu xeex seeni droit dama ne attention sénégalais yi ñoom dañuy xaar ñoom dañoo nekk ñoo xamante ni dañu attentiste dañuy xaar waaw duñu te aussi peut-être que amuñu yenn garantie yi parce que fu mu toll nii gis nga tere nañ nit ñi marche tere nañ nit ñi def leen mais nit ñi nag soo leen tënkee ba pare di violer seen droit loolu mën na créer benn étincelle boo xamante ni su ñëwee day lakk yàlla bu loolu am waaw yàlla mais nag loolu pour fàgg ko ñun ñëpp a war a taxaw ñun ñëpp taxaw muy journaliste yeeg muy citoyen yi muy borom baat yi les chefs religieux les chefs coutumiers ñi nga xamante ni tamit ñoo nekk di yàq ñu delloo ci seen xel man je pense qu'il n'est pas trop tard parce que gis nañ li fi xew Mali ana doomu président bi dañ doon toog di def lu leen neex jël alal réew mi fu ñu nekk léegi daw nañu pratiquement duñu delloo te suñu delloo ci réew mi ñu àtte leen tëj leen loolu jaru ko jàpp naa ni il n'est pas trop tard ñu delloo ci xel yi xam ni que Sénégal ñu jiite du lii lañ ñu digoon suñu digoon lii kenn du leen fal suñu xamoon ni lii la ñuy def suñu réew kenn du leen fal léegi nag il n'est pas trop tard pour bien faire. am na solo ils peuvent se ressaisir. am na solo ci leeral yi ki nga xam ne moom mooy juge Dème waaye problème bi dafa am fu mu nekk foo xam ne faaw ñu jam fa sunu baaraam ndax chaque 17h30 daan nañ fa teg sunu baaraam mu des ñoo am li nga xam ne mooy ay leeral muy ci wàllu espace vert booy dugg si Thiès la ko dalee Bonilé la ko dalee fi nga xam ne moom mooy EDK bi fi nga xam ne mooy SAPCO foofu gis nañ ni espace vert yooyu yëpp caxat-caxatee nañ ko jaay ko baneen bi ci ginnaaw dañoo gis maanaam gis nañ fa juge Dème mi ngi fa woon benn sëriñ bu génnoon daal di ne man maay sëriñu Macky Sall moo tax ñu jox ma terrain bi Bour 3 yan jàngat nga ma ciy defal waaw loolu yëpp benn kii la rek gis nga li xew ci entrée Thiès bi mooy fi ngay naan Bonilé mooy su may bëgg nit ñi ñuy déglu gën a xam fan la mooy tableau 4444 télé bi jóge Pout di dugg mooy route nationale numéro 2 mooy bi jóge Pout di dugg fii nga xamante ni moo doon tableau 4444 bi ba ngay dugg ba nga yegg ci EDK bi xam nga EDK bi sax ci espace vert la nekk
loolu population yi xeex nañ ko man boobu magistrat la woon mais maa ngi doon suivre kii bi EDK bi la ñu njëkk a jël parce que loolu gis nga foofu entrée Thiès bi ba ci gare routière bi moom ci plan d'urbanisme Thiès bi ñuy war a def fi indépendance bi bois de ville lañ ko naroon def mooy espace boo xam ne dañ koy def décorer ko def ko ay garab def ci ay espace de jeu nit ñi ñëw imaginer leen rek am na ay plan d'aménagement yoo xamante ni gis naa vraiment ni ñu ko defaree woon mais lu rafet parce que ñun tamit ñun gis nga cadre de vie du luxe nécessité la nit ñi waroon dem mu am ay terrain basket ay terrain fu nga xamante ni nit ñi fa la ñuy defee seen marche ak lépp nga def ko ci ay garab ci ay digg garab ngay noyyi air bu baax mais sa ne Thiès léegi fan nga fi am espace ana fi nga am espace amatul loolu ñu jël ko ñu jox ko à des particuliers parce que li may wax mooy nit ñi man juriste la peut-être awma le monopole du savoir juridique ñeneen nañ fi ñëw expliquer ñu man de loolu laa bëgg danaa leen déglu tamit su ngeen ma waxee ni telle personne mu ngi ñëw di défendre loolu danaa ko déglu mooy espace public mooy wala équipement collectif yi ma waxoon amul fu loi prévoir fu ñu ko mën a joxee à un particulier dara moo mën a nekk ñu ñëw ñu ne lii de par exemple nee woon nañu ni quartier tel par exemple dañ fiy def benn lieu de culte musulman ak lieu de culte catholique mais on s'est rendu compte que bi ñu defee kii bi xool catholique yi am nañu benn église bu jege bu nekk fii wala ñu ne marché lañ fa waroon def mais am na benn marché bu nekk fee léegi loolu nan la ñuy def ba réaffecté ko mais suñ koy réaffecté dañuy xool askan bi lu ñu soxla duñ ko jox benn nit de nit ñi day fekk dañuy ne ñun de centre de santé lañ soxla sori na fi waaw wala ñun espace vert benn bi am mu ngi fële mais espace vert du doy ñu def ko espace vert donc loolu kii collectif boobu lay mën a nekkaat équipement collectif boobu lay mën a nekkaat amul fenn fu ñu prévoir ñu mën ko jox à un particulier maa ngi dégg sax ki nga xamante ni moom mooy réclamer espace vert boobu nee na réserve la parce que xam nga ci plan d'urbanisme yi suñu defaree ba pare day am fu ñu def suñu xamul ñu ne dans l'avenir am na peut-être loo xamante ni imaginer wuñ ko dañuy def réserve lotissement boo gis dana am réserve mooy lii génne nañu lieu de culte génne nañu école génne nañu marché xam nga génne nañu centre de santé yi ak lépp léegi nag ñu ne suba ak jàmm mën na am nit ñi am leneen lu ñu soxla baal ñu bàyyi réserve bi fii mais réserve boobu c'est pas pour que ñu koy jox en particulier c'est pour que nit ñi dëkk xool ñoom ne waaw ñun benn centre polyvalent waaw wala benn terrain basket bu jeunes yi wala def donc population bi ñoo war a jël décision ci réserve boobu ñoom population yi parce que dañ leen war a associer service technique dañuy taxawaat toogaat population yi puisque chef de quartier moo leen représenté chef de quartier toog fa ñu décider waat service yi ma wax technique yëpp toog ñu ne léegi population yi lii lañ ci nam ma def léegi mais en aucune manière mënuñu ko joxe à un particulier te gis nga émergé lu ma bëggoon a wax ñoom nee nañu loolu du espace vert mais nañu wax suñu espace vert fan la nekk plan de lotissement yi ak plan d'urbanisme yi xanaa dana am ci équipement collectif yooyu ma la waxoon day am espace vert léegi nañ ñu wax quartier yii di jooy espace vert fan la seen espace vert nekk mais ragaloo gis beneen carte bu bees beneen plan bu bees waaw loolu dañ koy def mais loolu carte boobu li nga wax lu am solo la parce que suñu defee seen tappale ba pare dañuy dem changer plan cadastral bi changer ko waaw parce que léegi damay neen dans l'administration dañ ci def du faux c'est extrêmement grave changer plan cadastral bi mais soo xoolee plan initial yi fi nekkoon da ngay gis ci ngay gis dañuy ñëw présenter la mais kii naan ni moom kii bi titre foncier la indi
titre foncier mooy ndeyu titre yi mais ñi ko jox illégalement lañ ko joxe parce que titre foncier kenn mënu ko joxe ci espace vert. mooy ki ñu naan mooy Serigne Macky Sall. waaw moom la ñëpp di naan mooy Serigne Macky Sall. waaw moom ci boppam ñun de lu ñu wan man de lu ñu wan moom mooy am na doole daal en tout cas parce que mbiram moomu ñëpp a taxaw nañu waaw te man jàpp naa ni du ni man du ma dugg ci ay tappale te du ma dugg ci lu ma xamul waaw su ma xoolul woon këyit yi ba xam ni fii espace vert la du ma ci wax xam nga donc bi mbir mi amee mais moom défier na ñëpp nee na ku ko mën a indil lu leer na que ni lii espace vert la. waaw mais loolu nit ñi chef de quartier yi ku fa dem ci chef de quartier danañ la wan loolu mais man li ma leen wax sax man question bi laa leen di renvoyer autorités yi ñun nañu wan ñun suñu quartier yi nañu d'accord ni nouveau quartier bu ne war na am espace vert mais nañu wan ay espace vert yi anañu te parfois y a plusieurs espaces verts ci quartier yi dañ ciy aménager def ci ay 3 nañu wan espace vert yi fan la ñu nekk du dëgg nañu ko wan man question bi dama leen koy delloo du moment que plan d'urbanisme bu ne day am espace vert ñoom nee nañu fi ñuy réclamer te loolu mës a nekk espace vert ci ay këyit du espace vert mais nañ ñu wan ñun suñu espace vert fan la nekk ñu aménager ko parce que ñun espace vert la ñu soxla amatuñu espace vert te quartier yi yëpp gis nga Ngent extension bii nii woo nañ ma fi naroon nekk espace vert ñu jël ko def ko 6 terrain waaw mais man tamit li may wax mooy population yi ci Thiapong aussi Thiapong ak non nee naa la nouveau quartier yi même fële nu mu tuddati après Thiapong ci kii bi ci VCN bi kii quartier bi nekk ci foofu ci wetu grande mosquée bi quartier yooyu nan lañ gën a tudd waaw mais quartier bu yooyu nan la quartier boobu nan la tudd non quartier yu kii yi bi nekk foofu ci ZAC bi quartier ZAC bi mais ñoom tamit peut-être que ñoom ñu ngi jël en charge personnellement bon il paraît que ñu ngi ci kii nous ne sommes pas associés peut-être que mën nañ ko régler seen bopp mais même foofu espace vert yi gars yi ngi koy jël waaw donc dañuy ñeddi Thiès li ma la wax moo bi ñett suufu Thiès dañuy ñett bàyyiwuñ dara mais tey donc loolu moom mooy loo xamante ni dafa grave mais tey promoteurs yi nga xamante ni gis nañ leen au niveau de Thiès xëyu ñu gontuñu ñoom dañuy taal seen oto di xool foo xamante ni espace vert la wala jardin public ñu ñëw wutal ku fexe ba lijjante ay këyit jaay ko ñooñu moom te dara du leen ci fekk quoi mais man gis nga émerger man du ma wax waxu promoteur yooyu faluñu leen promoteur yooyu du ñoom ñooy préfet du ñoom ñooy gouverneur du ñoom ñooy procureur du ñoom la ñu fay pour ñu faire respecter la loi mbir yi dañuy xool les vrais responsables ñu ngi ci administration bi ñu ngi ci ñi ñu fal ci mairie yi ñu ngi ci ñi nga xamante ni ñoo ñu toogal war ñu àtte ñooñu ñooy vrai responsable yi. parce que gis naa sa benn génn goo xamante ni def nga ko ma gis maire yi génn tontu la mi ngi ci internet bi ci YouTube bi. waaw mais nañ ma tontu man en fait man li may wax. dama koy documenter damay wax te am na fi ma koy teg ci yoon. ñoom yoon la que ñu tontu. dañ leen interpeller yoon la que ñu tontu. mais sànq li ma doon wax jaaxaluma ko c'est par rapport aux populations. daf may jaaxal parce que gis nga Ngent extension biñ ma ci woowee dama taal sama oto ñëw vieux bi nga xamante ni moom moo taxawoon foofu le vieux Ibrahima Fall. C'est un vieux retraité moom moo ci taxaw. Je suis venu ay 18h heure yi mais ma gis ñu nekk ci wet bi yëpp ñenn ñi di teg seen ataaya di kii man leen waa ñii xanaa bokkuñu fi. ñu ne ma ci la ñu bokk. yàlla ñu natoo dara ñun tamit. Sénégalais lu ñu moom la ñu xam lu ñu bokk fonkuñu ko du tout koo ci duggoon këram di ci jël benn centimètre mu génne jaas yi rayante mais nit ñi mën nañu parce que damay dem fépp sauf SAPCO
séeréer SAPCO moom gis naa ñi taxaw nañu ànd nañu dañuy dem foofu màgget yeeg ñëpp ay taxaw. waaye nangu nañ seen terrain bi de. terrain football bi nangu nañ ko. non je pense que nangooguñu ko. parce que ñoom ñu ngi taxaw di xeex. non en fait jël nañu ki nga xamante ni moom la ñu séddee comme partout jox nañ ko kayit. kooku mu ngi bëgg a ñëw di indi ay gendarme ak yooyu parce que ñoom lu ñuy def dañuy def loolu ñëw convoqué la gendarmerie wala kii ñëw nee la waaw waa ji am na kayit mais kayit boo xamante ni dañ ko am illégalement lu muy njëriñ. ay titre foncier lañ leen defal ñoom ñëpp koo ci gis dana la présenter titre foncier ku fi ñëwoon tamit lu mu lay wax du la wax leneen lu dul man titre foncier la am. mais titre foncier man damay ne nit ku ñu ñëwoon këram am ku ci dagg benn pàcc ne man dama ci am titre foncier da nga ko nangu. xel mënu koo nangu. donc titre foncier mënuñu ko joxe ci espace vert. waaw mais juste foofu est-ce que amuñu problème d'autorité parce que quand tey émergé ñëw am titre foncier ma am sama titre foncier sur le même terrain. est-ce que foofu tamit la balle duñ ko renvoyer à nos autorités. ñi ñuy wooyee soi-disant ñi ñu fi teg pour li nga xam ne ñëpp dañ ko bokk aussi. mais loolu laa lay wax Moustapha. gis nga mbir mi responsabilité bi d'abord ñoom la. moo tax sànq bi ngay wax ay homme d'affaires ak yooyu man dama ne ñooñu. véritablement wax dëgg yàlla lépp luñ leen jox sañ-sañ boobu administration bi. parce que ñi leen di yónni dëgg ñu ngi ci communes yi. ñu ngi ci administration bi. waaw ak ci service technique yi ñooñu ñoo leen di yónni. waaw ñooñu en fait ce sont des hommes d'affaires man du ñooñu man ñi nga xamante ni responsable dëgg yi. waaw ñiy bind. ñi ci kaw di def ay faux di signer. ñooñu ñoo am responsabilité te ñooñu. ñu leen di fay suñu alal pour ñu faire respecter la légalité. faire respecter la loi. ñooñu su fekkee am na responsabilité ñooñu la ñuy tenir pour responsable waaw. mais ñu gisoon ne en 2012 le président promettroon na ni lépp loo xamante ni wàllum suuf la dina jaar yoon tey ñu gis li nga xamante ni moo xew est-ce que waxu président de la République monsieur Macky Sall dëppoowul ak li xew tey. gis nga émerger première responsabilité lii yëpp. président Macky Sall la. moom mooy premier responsable bi. parce que man damay wax man. dara problème su amee. damay identifier responsable yi d'abord. ki ci jiitu mooy président Macky Sall. parce que président Macky Sall ci liñ ko falee. parce que benn moment gisoon nañu dérive yi commencé woon am avec le président Ablaye Wade. affaire mbaan bi may wax soulevé woon na tole métti woon na ñëpp sori woon nañu mais métti woon nañu. léegi mu ñëw mu ne loolu yëpp dana ko teg ci yoon. gis nañu. bi mu ñëwee il a fait pire lu raw loolu la def. jéggi dayoo nit ñi duñu rendre compte sax xam nga ñun fii Thiès dañu xam suñu jafe-jafe. partout ailleurs problème bi. même la. moom mooy dañuy jël des hommes d'affaires. yu nekk fii Sénégal ay sénégalais comme ay étrangers. ñu ñëw jox leen suñu suuf. te ci suuf te mu ñu ànd ceeg benn communication boo xamante ni. genre dañuy jéem a nax nit ñi mais kuy jàpp ni da ngay nax nit ñi. di leen jàppee dof foog naa ni nit ñi duñu dof. président moo toog ne moom réclamation yu mu jot keneen waxul moom moo wax. personnellement. réclamation yu mu jot 80% bi suuf la ñu concerné. mais loolu su fekkoon bëggoon na ko régler na ne waaw mais sama service technique yi mais préfet yi yéen lan mooy seen liggéey. lu tax ngeen di bàyyi maire yi parce que moom bi muy daj ak maire yi wax na way les maires il faut ngeen kii ci suuf si. mais maire yi du ñoom rek ñooy signé kayit. bala moo valable préfet da koy signé. non maire da koy signé préfet contre signé ko wala sous préfet. lu tax ñi nga xamante ni ñoo ko représenté parce que moom. gouverneur préfet sous préfet ñoo ko toogal fii. mais ci loolu dañoo gis ni comme li nga wax pour dëggal foofu nga wax maanaam wax na ni 80% yëpp yu muy jot ci réclamation ci suuf la. dans le Sénégal en général. xëy na Thiès la ñu xam comme li nga wax
beneen bi ñu gis ni mi ngi ko doon bi muy jàkkaarloo ak journaliste yi bi nga xam ne ñu ngi dugg ci 2021 bi mais gis nañu beneen partie ne benn kii la def benn décision la jël. mooy jox au gouverneur attribué leen ne képp koo xam ne bëgg na daggati lu toll ci 50 hectares gouverneur moom moo ko war a dagg. boobu directive rek la joxe. gis nañ ne joxewul beneen te am na ay problème de suuf yu am ci biir dëkk bi ba léegi boo xam ne c'est des nébuleuses yi des yoo xam ne fii ak jëmmi jamono dina créé waat ay polémique. waaw xam nga loolu yëpp rek man dama jàpp ni président de la république amul lu fiy xew ci réew mi ci bërëb bu gën a sori bu mu yëgul. Sénégal dañuy réew moo xamante ni nous sommes très organisés. renseignement ba nga dox bu baax a baax ñu ngi koy renseigner ñu ngi remonter les informations benn manifestation bu gën a ndaw du am lu dul ni remonter nañ ko ci président de la république mais su fekkee ni moom ci boppam daf ci dugal affairisme boobu moom daf ci bokk wala ay nitam a ngi ci muy bàyyi ñuy def du mën a baax nit ñi nañu wax dëgg bi fu mu nekk nañ ko ñeme parce que yow yaa ngi taxaw di wax ni lii 80% yi réclamation yi mbiru suuf la ñu gis ni yow yaay signé nit ñoo xamante dañuy naan ñoo la jege ñooy ñëw nangu ay suuf nit ñëpp wax gis nga espace vert Mbour 3 bi gars yi dañoo bind nañ lettre président de la république depuis plus d'1 an et demi woo ko wallu fii gis nga jeunes yi dañoo defoon benn banderole ne au secours notre espace vert banderole bi nekk na fa presque pendant plus d'1 an kenn du ma naan ni nit ñi responsable duñ fa romb foofu ci képp kuy dem ci autoroute à péage bi fa ngay jaar donc xam nañu mbir mi mooy réew mi fu mu toll nii affairisme moo ci dugg mbiru affairisme d'état la il faut que ñu taxaw ci il faut que population yi ci seen bopp ñoom li nga xamante ni mooy seeni droit ñu taxaw ci waaw ñu taxaw ci vraiment su fekkee am na woote nañu ay manifestations yi nit ñu jógee manifester parce que ñun loolu ñu dese amul fenn foo koy mën a dem joytu waaw am na solo maire maire ba tey bu ñu desee ci wàllu suuf si biir Thiès moom moo ñu gën a ñor te à chaque fois dañuy gis biir Thiès coowal suuf lépp dañ koy nemmeeku ci benn commune ba li fa xew tey muy waa Descos ñu ngi fa woon ànd ak renfort gendarmerie gis nañ fa préfet gis nañ fa tamit njiitu ki nga xam ne mooy impôt bi dañuy gis à chaque fois rek coowal suuf bu amee biir Thiès benn commune dong lañ koy nemmeeku wala moo ëpp problème waaw moo ëpp mais bon en fait man jàpp naa ni commune presque yëpp la mais peut-être fii enjeu yi fii la ëpp xam nga commune yi bon terrain yi ñoo ëpp valeur waaw te gis nga mbirub forêt classée Mbour 4 boobu tey population yi kër yu ñu toj noonu man loolu li ma lay wax nii rek c'est dommage gis nga ñi fi représenté administration bi ñoom ñëpp la ñu waroon dàq parce que ñoom dañoo jàpp ni ñii fi ñuy tabax forêt classée la waaw mais ñoom duñu naan ni ñoom depuis nit ñi di tabax ay ati at ñoom gisuñu ko tey lañ ko gis te ñoom xam nañu gis nañ plan de lotissement bi nee nañ ni foofu forêt classée la population yi seen bopp ñoom ñëwoon nañu président ñëw ñu ne puisque ñoom fii nee nañu forêt classée la président déclassé fii côté boobu parce que côté boobu dëkk nañ fa man sama conception te loolu laa leen yàgg a wax moom mooy man jàpp naa ni forêt classée dafa war a am ci bërëb maintenant par réalisme gis nañu foofu gis nga tëli bu xonk bi dugg bi jógee tableau 4444 di séparer moom mooy génn fi policiers yi di taxaw sooy dem péage bi foofu la ñu njëkkoon a programmer autoroute à péage mu am coow ñu très bien te moom moo waroon dem Touba yoon boobu presque li ko nekk li nekkee côté bii nii yëpp presque dëkk nañ fépp mais foofu lañ doon effectivement foofu par réalisme mënatul nekk espace vert mënatul nekk forêt classée fépp la ñu tabax
fépp lañ tabax léegi nag ñoom mais lu gën a garaaw moo am ñu ngi man d'abord li ma xalaatoon mooy lan mooy lii puisque tabax nañ ko les populations aussi ont mis les autorités devant le fait accompli loolu man d'accord ma ci parce que am na ñenn ñoo xamante ni dañuy ñëw jaay ay terrain ne tabax leen après dinañu régulariser mais soo xoolee sooy jiitlee aussi da ngay xool nga xam ni fii yëpp tabax nañ ko mënatul nekk forêt classée te ñu bëri dañ leen nax jaay leen foofu mais leneen li 700 hectares yi des yi à droite mais nañ ñu wax loolu est-ce que dinañ ko bàyyi mu nekk forêt classée loolooy problème mais ñooñu borom gros bonnet yi nga xamante ni dégg nañ ci dégg nañ ni am na ay gros bonnet yoo xamante ni ñoom jot waaw mais loolu la nag loolu moom moo garaaw parce que xam nga gis nga sooy teg nit ñi ci yoon day fekk ni yow nga tegu ci yoon sa bopp gis nga njiit sooy prôné légalité na nga ci jiitu nit ñi parce que li ñu def li man dama jàpp ci pays bu mel ni ci réew bu mel ni Sénégal dem bay démolir dafa war a nekk dernier recours nañu xool xam nit ñi fa nekk ñu bëri dañ leen a jaay waruñu leen woon jaay ñu jël ñi leen jaay illégalement dugal leen ci kaso yi parce que waruñu jaay foofu ñi nga xamante ni dañoo jël am na ñoo xamante ni seen économie toute une vie la ñu jël investir foofu yaakaar nañu ni jënd nañu lu baax ñu jël xool solution man solution bi moom moo doon ñu régulariser foofu parce que fépp tabax nañ foofu yëpp léegi nag 700 hectares yi des parce que ñun forêt classée lañ bëgg 700 hectares yooyu mën na nekk forêt classée parce que Thiès dafa soxla forêt classée xam nga lu tax gis nga mbënn yi fi am ren jii nit ñi di ko joytu autorités yi taxaw ne ci waaw danañ ci jël ay mesures gis nga forêt classée bi nga xamante ni ñu ngi koy ñun information yu ñu jot mais rien n'est encore officiel mais ñu ngi koy joxe parce que communes yi seen bopp ñoom ñoo koy réclamer xam nga déjà imaginer l'état d'esprit commune yi loolu commune yee ko wala réclamer wala waaw mais forêt classée la forêt classée day am ci réew dafay am mais ñoom forêt classée commune yi lu tax ñu yàkkamti loolu waaw mais loolu laa lay wax mais li ma lay wax début bi la rek su fekkoon rek attribué jot nañ ci waxtaan ak benn maire boo xamante ni moom espace nu mu tudd forêt classée bi moom jot naa defar benn carte war nañu carte bi nii na pour ñi nga xamante ni amuñu fu ñu dëkk nee na dugaloon na ko sax mais après daa am ñu ko doon xeex ci suuf waaw mais muy la maire de commune ouest waaw mais mbir pour jox nit ñi fu ñu dëkkul ñu dëkk taxuleen a jóg fii presque fii amul koo xamante ni pratiquement jëndul fu mu dëkk te loolu warul am population yi dañ leen war a affecté dafa waroon su jaaroon yoon nit ñi day am ay demande yu jaar yoon nit ñi def demande ñu ñëw ñu attribuer leen nga bëgg ne man fii laa bëgg dëkk ñu ñëw ñu attribuer la mairie attribuer la noonu mais loolu ban commission tey jii mais loolu ban commission moo ko mën a yor parce que mais loolu normalement commission bi noonu la mais loolu amoon na ay temps daan nañ ko def régulièrement mais ak fu mu toll nii ak jamono ji ak suñu prédateurs mais nee naa la lu leen tax a jóg di bëgg a jël forêt classée sax la ñu d'accordul ñu ñëw di ko def ay terrain forêt classée dafa war a am loolu laa lay wax mbiru mbënn mi gis nga ku seetlu loolu technicien yee ko wax man duma ci technicien mais man dama leen di déglu Thiès couvert la donc ndox mi yëpp fa lay jóge ndox mi mënoon nañ ko gàttandu foofu amoon na ay allemand ñëwoon nañ fii il y a 5 ans non il y a 8 ans 7 ans en 2013 ñuy defar foofu defar ay garab ñu am benn financement de plus de 200 millions pour ndox mi ñu gàttandu ko foofu mais dañoo toog ba ci yàgg ñu ne leen fi ngeen di defar nii di ko aménager pour mu gàttandu ndoxu Thiès bi mais fii am na benn homme d'affaires buñ ko jox ñu mujj dem ak seen financement yaa ngi gis donc lan la ñuy wax léegi forêt classée bi nan lañ koy partager commune Thiès wala ville Thiès commune Fandène commune Kër Moussa voilà mais gros bonnet yi nga xamante ni ñu ngi leen ci dégg yow jot nga information boobu wala non en réalité
loolu je pense que ñi fi doon ñëw di liggéey dem nañ dàq nañ leen gros bonnet yooyu nag yoreeguñu ñun gisaguñu kayit yi mais de toutes les manières ñooñu dañ leen naan ni ñii lañ ko jox dem leen waaw te amul luñ fa aménagé ñun daal lu ñuy laajte te loolu la ñu bëgg population yi taxaw ci cadre de vie dafa soxla forêt classée forêt classée su amatul taw du amati fii ci Sénégal gis nga désert bi jóge Mauritanie amul dara lu koy arrêté de ñu ngi dagg garab yi fépp gis nga da ngay toog fii Thiès ak Dakar xamuñu woon ay poussière ak yooyu mais da ngay tëb rek nga gis ci yenn saison yi nga gis poussière bi di ñëw mu xonk cur loolu ñun xamuñu ko woon mais parce que désert bi amul dara lu ko arrêté xam nga Sénégal nag yaa ngi gis pays yi nga xamante ni ñoom la amal frontière surtout au nord ay pays désertiques lañu désert ni muy avancé dafa gaaw su amul benn dara loo xamante ni benn bande verte bu ko jàpp dafay am avancé te amul fenn fu ñu ko def lépp li nekkoon forêt classée ñu ngi koy joxe di ko jox ay sëriñ ak di ko jox ay particulier ay hommes d'affaires Sénégal ñun ñëpp a ko bokk. waaye maître xeex biñ ciy xeex nii tey ñu gis yow kese yaa ciy xeex di jug ñu lay woo fu nekk ci intervention bi est-ce que yaakaar nga moo am li nga xam ne mooy mucc. waaw du man kese mënuma am prétention ni man. ñan ñoo nekk ci sa ginnaaw ci xeex bi. am na ñu ci nekk population ñu ngi xeex. il y a malheureusement. mais population bi aussi des na de dinañ xeex. waaw des na vraiment mobilisation bi. bëgg a laaj quoi. man daal sama mbokku séeréer yi moom gis naa ni moom. fépp fu mu amee ay muy petit caali fële ci wetu canal bi. gis nga canal xam nga ni met fu mu toll nii. ba léegi population bi saa su ne ci biir waxam. séeréer si lay joxoñ ne moom séeréer si ñoo taxawu aar li ñu moom quoi. non en fait man li ma constaté la waaw gis nga canal bi. canal bi nga xamante ni moo nekk Petit Thialé gars yi dañoo ñëwoon ba dagg canal bi gis nga lycée technique bi. dagg nañu ba ci peggu lycée bi. ci lycée technique bi. lycée technique bi professeurs yi def nañ fi ay conférence de presse. di wax ni dagg nañu ba ci seen buntu lycée. ci canal bi dañoo ñëwoon nag di dagg ba ci canal bi séeréer di jóg. man bi ñuy def conférence de presse ñëwoon naa ñu jóg taxaw mais da ngay gis taxaw bu am solo SAPCO tamit taxaw nañ taxaw bu am solo population yi vraiment ñu ngi leen di invité nañu gën a fonk lu ñu bokk sénégalais lu mu moom la xam parce que tamit ñii li nekkee tamit dafa mel ni aussi population moo leen ci bàyyi moo tax ñuy def lu leen neex aussi mais bu doon buñ laalee fenn population bi amul Cité Senghor nga dëkk amul Diamaguène nga dëkk amul SAPCO nga dëkk ñëpp jugandoo àndandoo bokk ndey bokk baay di xeexandoo peut-être dinañ delluwaat ginnaaw. gis nga émerger lu am solo nga wax. man li may invité population yi. mooy victimes yi suñu isolé woo. dañuy duñu am doole. ñi nga xamante ni ñu ngi zag ba. bien que ñu ngi jéem a régler seeni problème nañu jàpp ni. ñi nekk Japon ñi nekk Ngent extension ñi nekk dëkk pël bi nekk foofu ci Ngent foofu yëpp ak ay quartier yu bees yi muy Dakar 1 Dakar 2 Mbour 1 Mbour 2 Mbour 3 Mbour 4 ay fayu yooyu yëpp nit ñi nañu def benn dànk xam ni que Thiès benn la ñu nekk grand standing ñu défigurer Thiès ñu ñëw fi nga xamante ni moom moo waroon nekk bois de ville bu rafetal seen dëkkuwaay bu rafetal xarkanam Thiès ñu ñëw jël ko ñun ñëpp suñu taxawee wax ni fii population yi nañ taxaw ñoom tamit nañ ñëw taxaw ànd ak population yi xam nga suñu defee benn say parce que bant yu bari soo ko boolee say lay def say du neex a damm su ñu defee benn say parce que lu tax ñuy def benn say mooy li ñuy défendre mooy intérêt général ñëwuñu pour créer l'anarchie ñëwuñu pour jàmmaarloog ay policiers ak yooyu dañoo ñëw pour réclamer seeni droit parce que ñi leen jiite suñu ignorer seen droit ñi leen jiite ñoo waroon ñëw xool espace yooyu defar ko
jox ko population yi ñu jouir ci su fekkee ñooy ñëw teg seen loxo ci loolu population yi seen bopp war nañu taxaw ñoom réclamer seen i droits. waaw mais foofu moom bëgg naa nga insister fa xam nga lu tax. parce que on a une population boo xam ni. Ous bu amee ñu jàppandoo ci ligne bi rek nga jox ñu leen. population bu attentiste la ñu am population boo xam ni dañuy toog di déglu tey on peut être là ñun chaque jour ci émission bi. di wax lu àq ci askan wi li nga xam ne gis nañ ko muy ay irrégularité mais tey population bi dañuy toog di seetaan aussi. loolu Moussa nañ jël mbokk mi ci ligne bi balaa juste dem di répondre salaamaaleykum allo. allo mbokk mi dem na acca defaatal 88 628 37 37 88 628 37 37 surtout fi ko Moustapha laaj tamit am na solo ndax boo xoolee ñun chaque 17h30 loolu la ñuy ñaxtu ki nga xam ne mooy Ziz Deme loolu lay ñaxtu waaye à chaque fois dañuy gis population bi kenn du leen dégg kenn du leen gis waaw man daal li ma waxoon sànq lay waxaat nit ñi nañu gën a bàyyi xel ci li ñu bokk soo gis dañuy naan bedd buur man parfois damay dégg benn terme bu ma comprendreul trop gënaluma ñu naan sama moo gën sunu yooyu yëpp ci benn état d'esprit la boo xamante ni ñun suñu bopp daf ñuy delloo ci individualisme waaw te ñun lu tax ñun suñu réew yi li def Sénégal kenn mënu fi xiif lan la du ni ñëpp am de mais ku amul mu ngi dimbale keneen ki donc ñun ci loolu lañ nekkoon suñu demee nag ñun ba ñuy bëgg confiner ci ay individualisme bëgg ñoo isolé parce que ñi nga xamante ni ñooy bëgg def li ñuy def réussir ko mais lu leen gënal mooy ñu isolé nit ñi jàppale nit ñi non yéen ñi dañuy politique waaw ñii nii dañuy politique waaw mais politique ñun dañuy politique parce que ñëppay politique su fekkee politique mooy défendre intérêt général kay jàpp naa ni loolu politique bu baax la allo oui grand Salif ba yaa ngi ci jàmm président nuyu nañ la waaw ñu ngi lay fay Salif Sow marché Grand Thiès Salif Sow ñu ngi lay ziar waaw yaa ngi am jàmm sant yàlla bu baax a baax a baax vraiment ñu ngi rafetlu taxawaay bi nga am ci population bi mais liñ ci constaté que mooy ku néew doole ñu néew doole ñi ñoom ñooy xeex ak punkal yi dëgg la te punkal yi bon sont intouchables ñu ndaw ñi amuñu fu ñu jëm comme ni la ko waajoo di waxee te ñoom bala ñuy séddoo dañuy séddale seen biir ba pare dañuy jox ay kilifa comme jox ay biir jox ay kilifa ba pare dooru séddoo seen biir ba nga xam ne ñoom bon ñooñu ñoo leen di protéger ci après ñun askan bi ñun ñu néew doole ñun après fan la ñu jëm te tamit bu ñu yoroon suñuy yet wala yor suñuy xeex dañu xeexi ñu jël ñu ñëpp yóbbu ñu kaso te pourtant ñoom sàcc yu mag yi lañu waroon yóbbu kaso waaw loolu de man mooy sama problème quoi parce que ñun ndaw ñu lañ jàpp leen nappaaje te vraiment benn Ziz Deme rek mooy fi taxaw di wax te gis ñu yeneen leader yi nga xam ne dañ fi nekk ñëw taw jàppale Ziz Deme wala taxaw Ziz Deme wala def yeneen groupe parallèle pour xeexle population waaw man loolu daal laa fi gisul daal am na solo ate mi ngi doon di ko jaajëfal bu baax a baax moom Salif j'espère que juge dégg nga bu baax li mu wax waaw maa ngi nuyu Salif Sow xam naa ko bu baax mu nekk marché Grand Thiès nekk commerçant mais jot nañ xamante ci problème yi muy koo xamante ni aussi toogul rek ne man damay jaay sama boutique waaw mu ngi parce que gis nga nit ñi nañuy gën a génn ci individualisme di ate Ous ak ñoo passe kook allo di dugg ci collectif allo ate bismillah waaw Ous est-ce que dooñu mayaat tuuti rek après ñu daal di jël Ziz xaw a leeral waaw ma ne nañu génn ci mbirum individualisme di gën a xool li ñu bokk waaw ku ne daal jëm ci dugal loxoom waaw parce que loolu su amul rek jàpp naa ni comme ni ko Salif Sow waxee ñi nga xamante ni ñuy dal suñu kaw parce que ay borom doole lañu wala ay borom pouvoir lañu day gën a yomb ci ñoom waaw waaye nag man damay artuwaat autorité yi di ci jiital président de la république nañu xamante ni réew mi niñ ko hérité dañoo juddu màgg ci réew boo xamante ni état de droit la moo tax ñu mel ni ñun dem nekkoon ci ay famille yoo xamante ni défavorisé ñu dem ba am fu ñu toll parce que système bu moo ko permettroon lépp lu ñu mën a wax
système bi fi nekkoon ci ay parti socialiste ak yooyu daan na permettre nit ñi au moins droit man bi may dugg justice 98 la waaye ne wax dëgg yàlla soo gisoon magistrat temps yooyu payoor yi ndawoon na lool ci ñëpp administration bi yëpp da ngay gis juge bi pour nga gis juge bu am oto sax lu jafe la waaye ne dañooy amoon soo gisoon juge dëggantaan mais day autorité bi muy dégager ak soo gisoon kuy ni ñu ne la kii préfet la wala kii commissaire la respectabilité bi muy am parce que boobu lu tax loolu parce que ñoom dañuy sàmmook droit dañuy sàmmook yoon lu ñu leen di ragalee du ni am nañu oto yu rafet ak am nañu kër yu rafet déedéet mais moom mooy kii liñ ko fi tegee mu ngi koy sàmboo mu ngi def kéemtalaay kàttanam pour jéem a def loo xamante ni respecter serment am waaw léegi nag dañoo dem c'est à partir de 2000 que le mbir yi commencé mais à partir de 2012 moom mbiri moom dafa jéggi dayoo te war nañu ressaisir président de la république na xam promesse yu mu defoon Sénégalais yi ba ñu fal ko 2012 waaw su fekkoon lii la ñu wax mën naa ñëw justice bi nërmelu képp ko wax gis ngeen démb am koo xamante ni dafa wax opinion am mu juum wala mu bañ a juum wax dëgg yàlla nañ ci indi ay éclaircissement musuñu gis ñun diffamation man li ma xam ci justice musuma gis diffamation ku ñu jàpp di la tëj kaso mooy cas de Boubacar Seydi Boubacar Seye Boubacar Seye xaw ma Ablaye Seye xam nga ñu jàpp ko tëj ko ràpp ci kaso bi bu leen wax képp ku wax nañ la tëj tiital nit ñi xam nga jël nag alal nit ñi di ko jël en toute impunité loolu du mën a wéy nañ xamante ni loolu du mën a wéy te loolu ñun suñ koy wax ñun souhaité wuñu Sénégal gis nga jàmm dara gënu ko man damay dem dans la sous-région réew yoo xamante ni dañoo amatuñu jàmm wax dëgg yàlla nga xam ne jàmmay lépp ñu ngi koy am ba léegi yàlla na sax mais pour mu sax nag il faudrait que nit ñi def luy saxal jàmm boobu waaw juge bi la invité bi lancé démb sa invitation donc am na ñu bari ñoo xamante ni jot nañoo envoyé message nee nañu juge yor na liste journaliste corrompu yi nga xamante ni jot nañoo ñam ci suuf si ak yenn autorités yi nga xamante ni aussi ñu ngi leen di coppal ci suuf si donc danoo bëggoon rek xam ba xam mën nañ koo xam fii. yaa ngi wax non xam nga en fait man sama combat nekkul ci ay individu wax dëgg yàlla du ay ci ay nit benn man lu tax may tudd président de la république moom moo sooke yëpp mais man gisu leen may tudd keneen ku dul président ci mbir mi parce que moom moo jiite réew mi moom la ñu jox suñu baat moom moo ñu taxawoon diggal ñu réew mi naa ko teg ci yoon naa ko yore ci maandu naa def ba ngeen am yéen taw féex ngeen am bonheur ma développé leen seen réew waaw parce que réew su fi chômage jógee pauvreté jóge fi guerre jóge fi yaakaar naa ni danañu am ñun ñëpp taw féex danañu am lu ñu gënal loolu su fekkee ni moom mi nga xamante ni c'est le premier responsable defu ko man moom lay désigner comme responsable gis nga wax naa fi ay gouverneur wax naa fi ay préfet yooyu loolu dama koy assumer seen tur sax xaw ma ko bon parce que du tur bi moo ma intéressé man nit ki institution bi li muy def ak lu muy deful man moo ma intéressé yaa ngi gis donc loolu su amul wax dëgg yàlla dafay doy waar journaliste yi tamit li ma leen ci bëgg a wax rek moom mooy dara gis nga Sénégal lu taxoon mu nekk un pays exceptionnel ñaar la justice bu taxaw ak opinion publique ak presse bu libre allo waaw allo salaamaaleykum waaw grand Sida ñu ngi leen siyaar ñu ngi lay siyaar bu baax a baax ma ngi tey mbaa yéen a ngi am jàmm waaw ñu ngi sant bu baax a baax ñu ngi leen siyaar bu baax a baax alhamdulilah aca bisimilah grand Sidaat waaw ñu ngi nuyu invité bi di ko wax ñu ngi koy déglu boobu léegi mu ngi développé mu affaire yaa ngi rafet dëgg la daal ñu ngi koy déglu mu ngi koy teg ci yoon di wax ni mu ngi li muy dénoncé am na solo daal yàlla na yàlla def ñu war a dégg ñu dégg ko rek te dimbale ko ci xeex bi loolu moo ci am solo xanaa di am lu ñu koy laaj rek doon ko laaj moom loolu mooy ambition ci Thiès bi wala ba Sénégal ba xam
am na loo xam ne moom la bëgg war naa ak lan la xam ci mandat dépôt yàgg yi. waaw loolu daal moom bëggoon nañ mu am ci leer parce que soxla nañ daal. waaw ci bañ a guddal yaakaar naa leer na. jërëjëf. waaw jërëjëf. ati mi ngi noonu di ko jaajëfal mais juste dem yaa ngi woon fu am solo. waaw maa ngi je pense que fi ma doon terminer. moom moo doon daal lañ nañu def suñu kéemtalaay kattan. ba ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a teg réew mi ci yoon ñu def ko. avant qu'il ne soit trop tard. parce que su trop tard ñëppay ci ñëpp lay metti. ñun gënaluñu ay situation insurrectionnelle di fi am. mais nañu xamante ni lii nii toutes les conditions sont réunies pour que benn étincelle taal fenn mu kii loolu gënaluñu. donc nañu ressaisir vraiment man saa yu may communiquer temps yi damay wax loolu. parce que réew fu ñu demee ba nit ñi amatuñu benn plage de liberté. amatul yow da ngay bëgg wax dara sax nga dem ci presse bi tëjal la buntam. loolu vraiment lu doy waar la. te yéen tamit maa ngi profiter di leen remercier. ci espace bi ngeen ma jox nii. ak vraiment liggéey bu rafet bi ngeen di def. fii ci Zik FM. parce que nit ki da nga war a am njëriñ. waaw soo nekkee ci réew. juddoo fa yaroo fa màggee fa gis yàqu-yàqu. amul dara loo def pour yàqu-yàqu jóge fa. parce que ñun ñëpp suñuy diine yi. wax nañ ñu ni soo gisee yàqu-yàqu. waxoo ci. defoo ci. jàpp nañ ni yow ci yàqkat yi nga bokk. waaw loo donc ñun yéen tamit yàlla na leen yàlla fay ci taxaw boobu. ñuy jàppante nag. nit ñi war a jàppante ci dëgg. jàppante ci maandu. xam naa ni loolu suñ ko defee. intérêt ñëpp la. waaw intérêt ñëpp la. waaw loolu daal laa bëggoon vraiment terminer sama. dafa mel ni su ma juumul xam nga séeréer yi ñoom genre sunu DG bi Ousin Ndour. bu ñu wooree ba heure bi dootuñu mën a wax dootuñu mën a gis. parce que mi ngi noonu. mais bala ngaa dem rek am naa benn question. parce que dañuy seetlu des fois moo ñu daloon fële nga xamante ni mooy Thiawoune Peulh. donc benn espace boo xamante ni le maire en personne da ko àll benn promoteur ñu dem ba ci kanam promoteur bi nag foofu moom moo ko moom. donc est-ce que yu mel noonu aussi des fois population bi dañ la ko signaler ak yooyu te est-ce que aussi maire bi am na droit pour able fenn foo xamante ni askan bi moo ko moom. waaw xam nga yooyu yëpp ci turu abel lañ koy mën a tuddee. mais au finish da ki mu ko abal danaan moo ko moom. waaw xam nga li may wax rek. léegi affairisme bi. dafa dugg fépp. mooy mbiru dafa mel ni réew mi dañ ko def benn grand soupe. mooy marché. nit ñi di ñëw di waxaale di jënd. waaw loolu nag laa wax ni war na dakk parce que gis nga administration bi ñun man dama teel a dugg administration. di ci sant yàlla mais administration bi léegi wax dëgg yàlla payoor bi su ma xoolee ñun liñ doon fay ay juge wala liñ doon fay ay gouverneur ak yooyu biñ ciy dugg ñun dans les années à la fin des années 90 ak léegi wax dëgg yàlla léegi képp kuy cadre fii ku nekk ci administration su dul dara sax war nga maandu mais yow état bi mu ngi lay fay ça veut dire ñun sénégalais yi ñun ci suñu koppar ñu ngi lay fay loo xamante ni war nga mën a vraiment doylu tu peux vivre à l'aise mën nga dund à l'aise waaw nga am ku liggéey war a mën a am oto ngay dem mën a déplacer war a mën a am kër war a mën a am loo fay si jàng looy jox say mbokk ak yooyu waaw nga sant yàlla nga xam ne administration kenn du ci nekk di riche administration du fooy nekk pour nga nekk millionnaire wala milliardaire ci doylu boobu émergé dama koy ñëw laaj ko ci benn question boo xam ne ci wàllu doylu boobu ndax man am na lu ma jàngat ci moom ci wàllu doylu boobu bi ñu gisee problème mu élection yi ñu baare li nga xam ne c'est parrainage da nga bàyyi ki nga xam ne moom mooy njiitu réew mi toppoo ko bàyyi yeneen parti toppoo leen ko dem toppi Issa Sall lan moo tax nga dem topp ko waaw loolu xam nga loolu amul sax benn rapport ak dañuy wax ni bien sûr man moo tax bi ma auditeur bi posé ay question ay kii ak yooyu ay samay ambition yooyu xam naa danaa fi ñëwaat ci beneen kii wax ko
waaw mais loolu man li muy wane rek parce que première question bi ma journaliste benn journaliste posé daf ma ne yaa ngi jàppale ku dul koo xamante ni ñëpp xam nañ ne du gagné ma ne man du ma jàppale nit ma yaakaar ci moom gagné dafa am ay critères yu ñu tegoon critères yi dañuy xool ci ku mu gën a appliqué wu xam nga dañoo am suñu mag bu baax di suñu imam benn jour dafa ma wax lu am solo wax boobu nag xam naa ko répété lu bëree bëri parce que dafa am solo il faut que wax boobu mu dugg ci maximum bopp sénégalais mooy naan ni gis nga imam Pambay nekk jàkkaay Alpha Thiombane Thiali mu ne xam nga vote utile nit ñi dañuy naakaar ni vote utile man mi sax benn moment ci ñu jàppoon loolu laa bokk mooy votel ku gën a war a mën a placé wu pour gagner wala pour contre pouvoir bi soo fekkoon opposition nga ne nañu vote utile mooy nañu votel ku gën a placé pour mën a gagner ci opposition bi mu ne déedéet loolu du vote utile mu ne xam nga lan mooy vote utile moom mooy yow nee nga ni jullit nga suñu waxee jullit nag moom mooy confession bu mu mënta nekk yaa ngi julli yaa ngi gëm yàlla yaa ngi topp nga nekk chrétien wala nga nekk musulman nga ne yow am na idéal bi nga am njiit nii la war a mel dafa war a jub dafa war a maandu qualité yi la war a am bi nga duggee ci mbañ gàcce bi sa vote utile moom mooy yow est-ce que ci candidat yi nga xool yëpp même su fekkee ni kii xam nga ni 1% lay am est-ce que moom remplir na critères yooyu soo ko joxee sa baat yow sa diggante ak yàlla yow def nga vote utile parce que votel nga ki nga xamante ni moom nga jàpp ni moom moo gën a remplir critères yi nga gis ci njiit mu ne boobu def nga vote utile waaye na vote utile du yow votel nga koo xamante ni wër na leen kii jugul mais peut-être jàpp nga ni sénégalais yu bari topp nañ kook yooyu waaw moom mën na gagner wala mën na fi dindi ki fi nekk loolu daal muy xalaat boo xamante ni bu am solo la waaw donc maa ngi leen di sant di leen gërëm ñu bàyyi la rek waaw kon kontaan naa vraiment ci entretien bi waaw di leen vraiment sant di kontaanoon trop di wax ci question foncière bi parce que dama koy répéter c'est une question explosive et yéen lii mooy citoyenneté citoyen da ngay proactif doo bàyyi ba mbir yi ñëw tas nga ñëw ne waxoon kii yoon naa nañ nekk ay magum du ma ne sax waxoon naa ko parce que bëgguñu safaan am nit yi nga xam ne citoyen yi nga xamante ni dañuy ñëw di fàggu ay difficulté waaw woo citoyen yi gën leen yee ci seen i ak seen yelleef woo leen ba li nga xamante ni ñoo ko moom ñu mun ko défendre ñu mun ko teg ci yoon du am xeex du am xuloo waaw ñu def ko ci jàmm def ko ci anam yoo xamante ni moom moo gën pour réew mi parce que ñun réew mi jàmm la ñu xam jàmm lañ fi xam réew mi droit lañ fi xam réew mi état de droit lañ fi xam loolu suñ ko jéggee rek jàpp naa ni lii am du mën a baax maa ngi leen di sant bi mi ngi noonu di ko jaajëfal bu baax juste dem ci kàddu yi nag Assane xam nga nee na daawul gis Zik FM waaw ñun nag moom juste ñun lépp lu xamante ni dégg nañ ko muy suuf donc laaju ñu transport kenn laaju ñu kenn ñun ñooy employé suñuy moyen bopp dem boole kook askan wi mën naa ni bi nga xamante ni affectation et désaffectation yi donc dalal nañ fi ku nekk fii la askan wi di jooyee seen problème suuf waaye à partir d'aujourd'hui bala ngaa dem dañ lay jox numéro bi fépp boo xamante ni dégg nga fa coow suuf même boo wóowul presse bi sax wooñu booy dem yow bu la leeree ni yaa nga fa jëlal numéro bi nga woowaale ñu si waaw ñu fekkaale la fa waaw mais seen taxawaay wane na ko vraiment parce que su fekkee ni peut-être que problème de communication la mooy am man tamit li ma constaté rek laa mënoon wax bien sûr wax dëgg yàlla mais yéen puisque yéen a ngi toog ci seen studio du conférence xam nga kuy relayer ay waxu nit ak kuy wax c'est différent
waaw yéen nëbbatu leen ci yéenay wax waaw relais wu leen yéen su ngeen neexoon ngeen ne man dama relais man dama neutre waaw parce que ñi nga xamante ni sax gis nga ñi nga xamante ni sax ñoom ñoo laal ci mbir yi ñoom mënoon nañu ñëw ne man damay relais man lii sama liggéey la waaw mais yéen da ngeen ñëw taxaw wax ci waaw vraiment ñu leen ci encouragé bu baax a baax waaw jërëjëf parce que mi ngi noonu di ko jaajëfal bu baax a baax a baax leen ñu pousse moom Juste Dème tey moom wax dëgg neex yàlla émission bi neex na